mbokk yi ñuy seetaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. xam ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole woon na ci noon bi gën a bon ci nit mooy feebar. feebar itam bu yàlla wàcce na lu koy saafara. li koy saafara xam-xam la bu nekk ci nit ñi. mbokk yi yéen a ngi fàttaliku ni commencé woon nañu fii benn série bu am solo léegi mu mat at lu toll ci fukki émission ak juróom-benn ñu ko doon def ci àll bi ci ay xeetu garab yu wuute lool. ba yàgg ñu commencé waat nag di ko expérimenter di ko defar exécuter ko ngeen koy gis ci ay bouteille mu nekk ndox ci ay bouteille mu nekk sirop ci ay pot mu nekk savon loolee dem ba évoluer ak nag yeneen projet yu am solo yoo xam ni mu ngi ñëw ci kanam ndax ñu bëgg leen a gën a jege satisfaire leen ba kenn ku mu doon tawat ju mu am ñu taxawu ko dimbali ko ci. liggéey bu am solo boobu nag ki ñu ci àndal mooy Serigne Gora Seye mi dul sonn benn yoon ci service population bu Sénégal waaye population bu àdduna bi. parce que ak Bio-Kénéa bi nga xam ne taxawal nañu ko muy xalaat di xam-xam mu taxawal ko jubluwaay bi mooy romb na Sénégal jubluwaay bi mooy romb na Afrique waaye marque la boo xam dañu koy internationaliser parce que ñëpp koy jariñoo ndax foo dem ci àdduna xam nañu plante xam nañu bio loolee nag boo ci amee xam-xam am ci réflexion yoo approfondir nekkatul lu ñuy nationaliser waaye dañ koy internationaliser sang bi ñu jox la nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi ndax tey am na xeetu gaam bu am solo bu bees bu am solo lépp tegu ci wàllu sixa boo ñuy présenté kon nuyool ak mbokk yi ñuy seetaan. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah. Mouhamadou Mansour ñoo ngi lay ziyaare bu baax di la nuyu di la wax ni ñoo ngi am mbégte encore une fois ci amaat ak yow defe naa ci diir wu yàgg boobu ak léegi ci àll bi ba ci Bio-Kénéa ci am ak yow jotaay woo xam ni dañ ci fas yéene gindi nit ñi yee leen ci xamal leen ci dëgg ci xam-xam ci lu sell ci lu àndut ak benn déng-déng nga xam ni population sénégalaise africaine waaye mboole mu àdduna mën a jariñu ci sunuy waxtaan mën a jariñu ci seen xel mën a jariñu li dox seen diggante ak monde extérieur bi mën a jariñu li dox seen diggante ak seen bopp seen esprit kon loolu yaakaar naa lu am solo la ñoo ngi sant yàlla tey ñaan lépp luñ fi wax mu doon njariñ ndax baraane ñoo xam ni dañuy ñëw seet si ma nuyu ma ne ma sunu feebar sàngam faj nga ñu te gisuñu la ndax yaag Mouhamadou Mansour ñoo ngi leen di ñaanal dugg ngeen ci àll ay junni nit yoo xam ni feebar yu méttee leen daloon yàlla dogal na ñu faju te gisuñu ñu léegi nag sollicitation bu bari boobu ñu ne nañ dimbali nit ñi nag si sax nag doseel leen defaral leen ndax ki xam ak ki xamul du ñu yam ci benn mbir moo tax ñu ne kon léegi nag dañuy nekk ci beneen gaam ci beneen dimension boo xam ni bàyyiwuñu àll bi dina bis ay garab yu intéressant xëy na ñu wàccaat fa waaye li ñu bëgg rek mooy li yëwanal dund doomu aadama te incha allah ci lañ fas yéene nekk ci lu sell ci lu barkeel incha allah. ñu ngi lay sant bu baax sang bi wax naa leen ko sànq ci njëlbéen bi ginnaaw bi ñu liggéey ci àll bi dañu am benn nag label boo xam ni dañ ko bëgg internationaliser du label bu ñuy jaay du label bu ñuy def publicité romb na loolu xam-xam bu ñuy wane la damay wax ni Al Irshad sëñ Gora Seye du fi xëccoo kenn ku mu ko xëccool moo koy moom parce que mooy suñu école bi ñuy roote di fi sàkkoo xam-xam. waaye ubbite gi nga xam ne ubbi na ko te ñu soxla ko ci wàllu xam-xam néew na ku ñu koy gis ci moom ci Sénégal ci gëstu yi ñuy gëstu ci audience bi muy am wane ko ci wàllu xam-xam te kenn du ko dindi defe naa ne ku xam-xam dong yitteel mun nga bàyyi xel bu baax jotaay yi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee di ko seex ak Sëñ Gora Seye label bi nag xëy na baat bi niroo nag wàllu commercial waaye nafaa la muy njëriñ boo xam ni Sénégal yëpp ñoo ko sëñ bi nga xalaat Bio-Kénéa liggéey ci lu am solo comme li ñuy wax ci communication PAC muy prêt à consommer dootoo wax nit ki mu dem uti xas wala uti reen wala ne def ni lépp noppi na day ñëw rek nga jox ko mu dem jëfandikoo ko idée bu am solo idée bu noble nan nga xalaatee ak lan moo nekk yéenay Bio-Kénéa ci projet yi ne suñu kanam. waa xam nga alhamdulilah
nit ñi dañu sonnoon ci biñ leen di wax ñu uti ji xas yi uti dàngam parce que wax naa la ne la sunu objectif lenn la mooy nit ki jariñu nit ku wér ñun sunu objectif du exploiter nit ki ci amee ci moom ça nous intéresse pas ndax mu ñu intéressé woon liñ fi génne ci xam-xam te xamoon ko mënoon nañ ko téye def ko secret waaye yéene bi ñu am mooy doomu aadama bi mën a jariñu mën a wér mën a nekk ci jàmm léegi nag yàgg nañ xam ni plante ñun mën nañ ci def lu ne ci kàttanu yàlla moo tax ñu ne du ñu yam ci faj nit ki waaye fi ñu toll ni sax concept bi ma am mooy li ngay lekk moo lay faj waxoon naa la fi ne la bi ñu dem ci garab yi li lay faj moo ngi sa ronu tànk moo ngi sa biir kër moo ngi sa dëkk waaye li ngay lekk nag moo lay faj man su ma sañoon kenn du feebar donte yàlla dafa bind doomu aadama di feebar di faatu kon danaa li ma yàlla dénk ci expérience ci def ay recherche ci 32 pays en Afrique et dans le monde ci gëstu ci xas ci garab ci comprendre ko ci dund ko ci fóon ko ci dëkk ak garab gi dem naa ba comprendre ne am na garab yoo xam ne comme mbal mbële mën nga ko witti ba noppi denc ko fenn mu continuer di dund ak am chaleur am na garab yoo xam ne mën nga ko defar ba def ci glace teg ko tuuti bàyyi ko mu amaat réchauffement tàngalaat boppam par expérience y a des choses yoo xam ni ça se vit da nga koy dund foo nga bëgg garab gi ànd ak moom nekk ak moom ci ay domaines yu bare bare ñu ne nag léegi dañuy fexe xale bi gën a ndaw nga xam ne loolu mooy objectifu biokénéa balaa muy juddu ñu jox yaay ji loo xam ni su xale bi du am malformation waxtaan nañ ci xale bi màgg-màgg bu normal bu juddoo yaay ji jox ko mu nàmp normal mais ñu fexe xale bi tam màgg-màgg gu doy ba li ñu tubaab yi di sonalee du ko jar sunu doom dañuy am bien-être dañuy nekk bien portant te soxlawuñu sax yenn détails yi te loolu moo ngi ci garab yi soxlawuñu ñu ne xale dañoo xiiboon xale yi dañuy gaaw feebar loolu yàlla bind na fi ay xeetu garab yoo xam ni buñ ko utiliser xale buy xiiboon wala di gaaw feebar wala di am ay malnutrition c'est impossible ça existe xob yi ñun mën nañ ci defar ruy mën nañ ci defar cere mën nañ ci defar lu di lekk à partir des feuilles mën nañ defar loo xam ne ci livre bii may bind centre boo xam ne xale yi drogué wu ci ay xas ci ay garab yoo xam dafa am acide nicotinique ci lañ leen di utiliser xale yi bàyyi tux bàyyi mandi les expériences man quand je parle en connaissance de cause c'est-à-dire lépp lu ma la wax au moins junni nit traité naa leen si au moins biokénéa c'est l'Afrique parce que plante yi may utiliser su ma xamee ni huile bii par exemple am na huile yu may soxla actuellement Madagascar la am na huile boo xamante ni yaa ngi ko mën a amee Mali donc biokénéa c'est africain c'est pour l'Afrique c'est pour les Africains donc ñu fexe ba africain bi sénégalais bi su bëggee sangu su bëggee xeeñ parfum su bëggee am yaram su bëggee jeex su bëggee lekk biokénéa prévoir na loolu ci ay xam-xam ak ay formule yoo xam ni dañ ko teg yu leer nañ ci ay protocole ci ay composition yu nu bind tënk ko ci kayit téye ko d'ailleurs wax naa la maximum fekk 3 mois livre bi nga xam ne bind naa ko dinaa ko génne pour ni ma ko doon defee émission nit ñi jot ci téere bi mën see jariñu mën cee faju ki mënul faju ñu consulter la cela veut dire quoi parce que Ibrahima bu demee université jàng fa ñu def ko ci boppam ko ne que yow plante yi da lay jox insuffisance rénale te man wax naa la ne ci livre bi may bind avec des preuves à l'appui moo tax ma gën ko bind naa ko teg ba kenn wax ma ban garab mooy joxe insuffisance rénale garab yi lenn rek ay tax ñu dangereux mu mën a indi insuffisance rénale mooy nit ki togg ko wala infuser ko par exemple ataaya ak mbal mi ak xasum dimb ak xasum béer nañ leen di infuser bokkul bii dina jël 1 minute kese doy na pour principe actif am ñëw
bii dina jël 2 bii dina jël 3 bii dina jël voire 30 minutes wala 1 heure de temps pour mu principe actif yi li nga soxla mën a am na loo xam ne tey jii soo ko doon naan 1 minute 30 doy na mu jox lu lépp lu mu am su ko weesoo mu parce que tam par exemple su ma la joxee ngi gis mooy pliostigma réticulatum ma jox la ko ma bëgg la ci faj yax yu metti tànk yu metti bët bu am hémorragie wala genre nan nga ciy fajoo su ma la ko waxee da nga koy baxal da nga koy togg da nga koy infuser foofu la xam-xam bi nekk principe actif bi ci nekk ñaat lan la soxla pour nga mën ko am loolu moo war a sax biokénéa léegi ak ay machine mini industrie di infuser nit ñi di leen ko jox lu ñu mën a def infusion ñoom ñu jox leen ko sous forme de thé li ñu war a togg ñu jox leen ñu togg ko pour wan la ne la bio plante dañ ko war a protéger dañ ko war a njëkk a bay parce que li nekk en voie de disparition ci plante yi ci Dakar ci béer da ngay dalay metti ay dimb te xam nga sëñ bi dimb mën na régler problème mu drogue Sénégal moo tax centre bi ñuy tijji nee naa problème mu drogue ci àdduna mën naa ko régler ci dimb nit ki jarul nga koy jox benn piqûre mën nga ko régler ci dimb mu wér donc ci tënk li fi nekk yëpp ci li ñu yàlla jagleel ci Afrique mais rawat Sénégal dinaa wax bis dinañu waxtaan ma wax la li tax plante bi nekk Sénégal bu amee moo gën plante bu nekk Afrique centrale am na te ñaari plante yëpp euphorbia la ñoo bokk nuñ tudd mais bii mooy gën bee loolu dinañ ci dugg benn jour mais li am solo rek mooy ñu xam ne biokénéa dafa taxaw pour taxawu askan wi tijji nañ bureau bu mag bi nga xam ne moo nekk Mermoz nga xam ni dafay gën a jege population bi faj leen conseiller leen même am nañ jour yoo xam ne léegi ci organisation nit ki bu bëggee conseil ñun ñoo koy woo jox ko ay conseil yow da nga dem ci garab yi gën a raar gën a jafe ay gang ay dóobaale ay ngigis ay daqaar nga xam ni am ci accès sax yombul waxuma laa di ko manier di ko utiliser di ko jaxase ko génne ci ay sunguf defar ci ay doom defar ci ay ndox lu tax loolu lu tax awoo ci maanaam industrie bi gën a yomb bi non duñ def loolu parce que parfois nga yaakaar ni à part nu mu tuddati garabu bi nga tudd nebedaay à part moom donte moom am na garab yu ma gis yu ma xam yoo xam ni peut-être nebedaay am na 11 vitamines te nit ki par exemple un américain bu xëyee soxla na 12 vitamines donc am na 11 ci nebedaay waaw xob bi plus 1 rek la soxla man ñun gis nañ yoo xamante ni boo ko composé ça fait plus kon ba pare itam ki dégg nebedaay dafa siiw rek donte garab la nee naa la 11 vitamines du caaxaan ah xale bu xiiban bu ko lekkee du caaxaan jarul muy ñàkku jarul muy dara mais pour te dire que am na yeneen garab yi fi nekk nit ñi xamuñu ko dañ koy dagg bii dafa am dëgg bii dañ xamuñu ko garab yooyu ñoo mën nebedaay combien de plantes laa la mën a génneel yu mën nebedaay ëpp ko vitamine ëpp ko doole ëpp ko ay acide ëpp ko li muy mën a faj ci nit xoolal siddéem li mu mën ci àdduna ci karaw ci bët ci loxo ci tànk ci biir ci yaram ci jeexal nit ci diwu ci saabu ci lekk ci naan ci xol ci deret ci sidit ci veine siddéem te am na yeneen. maa ngi seetaan émission bi ñu ci defoon ci diggante xob yeeg xeet xas bi kese te émission ba dañ ko bàkkale parce que guddi woon na ñu waroon nañ dem daara ja am na leneen lu dul siddéem garab yi fi ne lenn la xam nga li nga xam ak li nga xamul la malheureusement li ñu xam dafa gën a tuuti ñun sénégalais ci garab yi que li ñu xamul loolu moo waral problème yëpp. ci li mu tuuti sax am ñu koy contrer moo xaw a metti lool. waaw metti na ñi koy contrer itam ku contrer garab rek bàyyi lekk ceeb bàyyil lekk xaal bàyyi lekk mangue non il faut qu'on soit sérieux c'est des arbres c'est des plantes c'est des feuilles soit que nga ne nangam ñi parce que siddéem dañ koy màcc dafay faj insuffisance cardiaque boo xamee dosage am ah munoo wax yenn garab yi ne du ma ko utiliser ba pare di ko lekk. butéel bi ma téye nii nu mu tudd. kii mooy Lotus 21.
lotus 21 garab la boo xam ni da ngay gis ku ñëw fii sax ne la lotus laa soxla. te du la laajte sax day jënd garab waaw xamuñu ma sax dañuy taxaw fi ne lotus laa soxla li tax parce que lotus c'est le meilleur médicament bi ma xam actuellement wala boog le meilleur produit noo ko mën a tuddee bi ma xam ci àdduna ci garab yépp bu mën ci colopathie ak reflux gastrique ulcère gastrique parce que les preuves sont là palpables dama seetlu ne ñi koy jël ñëpp par exemple ki nga xam ne dafa am problème reflux gastrique xam nga reflux gastrique mooy ñam walla li nekk ci estomac bi yéeg ci œsophage bi œsophage bi moo jàpp diggante dama la koy leeral ndax ñi xamul estomac bi di biir bi di mbàq li mooy ndab li mooy defukaay bi œsophage bi mooy bu doon gémmiñ robinet la mooy raakool bi ñu samp ci robinet ba muy jox ndox mi nga xamante ni mooy estomac bi léegi nag nit ki su amee ay reflux gastrique acidité ci biir bi dafay ñam yi li biir bi ëmb def ko dafay yéeg ñëw ci œsophage bi bu ko defee nag mu def ko ay reflux gastrique def acidité am ñoo xam sax mën a jox ba jox leen ay problème amygdale ay problème angine parce que day def ay reflux garab bi wala ñu am ulcère gastrique moo am acidité ulcère waxoon naa la fi ne la góom la rek góomu biir ulcère baatu yëf yi moom la ñuy ñànga rek baatu grec la mooy xelkos blessure gaañu góom gastrique xam nga mës nañ fi wax ulcère phagédénique mës nañ si wax ay góomu robaale tout ça c'est ulcère xelkos te ñu ci doon indi xaal comme solution ci vitamine 5 ba aha vitamine B5 waa acide pantothénique waaw parce que yow élève bu ay nga élève bi léegi mu raw professeur bi sax yaakaar naa yaa ngi dégg parce que macha allah vous avez un bon mémoire te loolu mooy xam-xam kiy jàpp parce que nit ki lu mu xas a xam bu ko téye rek xam-xama ngoog xoolal sunu àll boobu université la woon mook université bi benn la ca la nga ca xam parce que boo demee ba Chine la nga fa xamee rek mooy dëgg te dëgg benn la donc ma ñëw ci lotus 21 ci problème mu reflux gastrique ulcère estomac parce que moom dafa am beneen acide bu ci nekk bon acide bu ma neex acide boo xam ni moom dong mën naa ci liggéey sama àdduna muy acide hyaluronique booy xool bi ma commencé transformer biokénia ba léegi acide hyaluronique rek laa lay tegal tuuti laa tegal acide élagique li tax bëgguma ko woon c'est pour montrer aux gens que mën nañ jël benn acide ci ay plante liggéey ci karaw ci bopp ci diw ci biir ci faju tey acide hyaluronique maa ngi la ko waxoon ca saabu boobu pour rajeunissement seconde jeunesse waxoon naa la ko wax la ko ci pommade wax la ko ci pommade vaginale ci jigéen bu amul frigidité wax la ko tey maa ngi la wax acide hyaluronique nii bi nekk ci garab gi nga xam ni moom dafay faj góomu biir cicatriser ko mu wér parce que ulcère yépp dafay acidité boobu def ulcère nit ki am góomu biir daf koy yóbbu en général muy am lu ñu naan muy baamuwaat góom bi gëmm ñëwaat kii nag acide hyaluronique bi nga xam da ci ne soo naanee garab day mel ni gel benn pommade gel mu fekk fa góom ba ne mu cicatriser ko ba dootoo feebar ñi nga xamante ni dañuy am moom garab bi ndax acide hyaluronique boobu itam ñi nga xam dañuy am douleur ci seen ovaire yi waxuma day faj kyste de l'ovaire kyste de l'ovaire yeneen garab lañ koy fajee waaye ñi nga xam dañu am kyste de l'ovaire nga xam ni wala ñoom ay règles douloureuses acide hyaluronique boobu dafay faj wala trompe yi parce que nit jigéen utérus trompe kyste utérus bi mooy njëkk trompe bi saxu ci kyste ya saxu ci léegi nag su naanee garab itam mu am douleur yooyu ci moment yooyu da koy seddal ca saase je te dis pas que da koy seddal suba day naan lotus 21 à la minute moins de 30 secondes du ressentir douleur bu fekkee ni reflux gastrique dafay tax acidité boobu reflux boobu dootul am ndax acide hyaluronique bu ci nekk mais noonu la baaxee itam moom lotus 21 ci lu ñu naan colopathie fonctionnelle colopathie fonctionnelle ni nga koy xamee moo ñu xam dañu am ay crampes seen biir yi daw ñu bëri damay dégg ñu colopathie colopathie fonctionnelle sa biir mën na daw sa biir mën na seere sa biir mën na boole di daw ak di seere
dégg nga mën na def ay espace mën na crampeloo biir bi wala moom ay mettit ak yooyu wala nit ki di lekk du rees en même temps dafay am digestion moo tax Lotus 21 meilleure prise bi mooy nit ki bu demee bay tëdd mu jël benn kaasu Lotus 21 naan ko su xëyee itam bu ndekkee ba ci digg ba mu naan kaasu Lotus 21 entre 8 heures du soir ak 8 heures du matin du amati ay maux d'estomac doom ay brûlure d'estomac doom ay reflux gastrique mais en même temps itam su fekkee ni day am reflux gastrique di amaale mauvaise haleine acide bi ci nekk ak Lotus 21 bi dafay tax ku nit ki dootu am mauvaise haleine bëri na ñoo xam da nga am mauvaise haleine mën nga ko ci faj garab bi dafa riche en tryptophane waaw moom bu duggee ci yaram dem ci cerveau bi daf koy soppi en sérotonine moom moomu nga xam ni parce que li muy jariñ dafay régulariser système nerveux bi régulariser nit ki par exemple nit liy dox système nerveux bi mooy dox diggante moom ak xelam moom ak àddunaam moom ak wér-gi-yaramam su amee déséquilibre ci loolu nit ki daf koy yóbbu ci lan ci mu commencé am ay dépression wala mu am ay insomnie par exemple garab gi ki nga xam ne du nelaw su ko naanee day nelaw koo xamante ni dafa am crise bëri na ku dem ne si dem ci sëriñ yi dama bëgg a faju sama àdduna nii alors que bu jëlee Xerta 19 rek mu indiwaat ko mu dal mu am détente mu amaat confiance de soi nit ki ci système respiratoire am nga xam ne su fekkee dafay am problème mu noyyi problème mu asthme wala muy am ay problème mu gorge parce que waxoon naa la asthme moom réaction allergique la ci diggante bronchiole yi ci fu tiwa yi mu war a jaar pour dem ci poumon yi loolu moom perturbation su fekkee dafa naan garab gi dafay régulariser système respiratoire bi mais en même temps itam ñi nga xam ne dañu am ronflement nga xamante ni nii tey garab gi bi ma ko retrouver ci ronflement daf ma joxaat beneen xeetu xam-xam ci diggante système nerveux central. li nga wax ni tawat ju doy wax ju jafee faj la de xarang nit ku ne mën nga xarang. non c'est-à-dire garab gi ñi muy intéressé laa mooy bëri. waaw parce que gis nga même dafa jaaxal tubaab bi alors que bi ma demee ba découvrir ko du lu rëy bu ñu wéetee dinaa la wax loo xam ne boo ko amee ci wàllu xarang ci garab gi ci Xerta 19 bi benn boobu donc boo ko dindi woon mu régler sa problème ci nit ku mu mën a doon donc Xerta 19 loolu moo ko tax a jóg dafa efficace wax naa la ko mais en même temps itam ñi nga xam ne dañu bëgg seen yaram jeex parce que nit ki su fekkee dafa am déséquilibre ci bopp bi mën na ko indil obésité feebar la déséquilibre la système nerveux central bi doxul bu baax léegi suy naan garab bi mu réguler wala muy bëgg lekk lu bari wala muy manqué appétit bu jëlee garab bi daf koy régulariser parce que nit dafa war a digg doomu kii maa ngi ko tuddee Iaform moom mooy turu garab bi ci Biokénia am nga Lotus am nga Xerta 19 Iaform parce que acide bi ci nekk di acide hyaluronique jigéen ñi nga xam ni dañuy am problème mu fes maanaam ma tegginam ko jigéen ñi nga xam ni dañu bëgg am forme dañu bëgg ñu jekk ñi nga xam dañu bëgg man bon xam naa ni sëñ bi mais ñi nga xam dañu bëgg am wang dañu bëgg am ginnaaw lii sunguf la boo xam dafay tax jigéen wang ñu defal ko mu bokk ci produit yu Biokénia noonu sax lañ ko tuddee bu njëkk mbëq wang waaw ñemeloo nga ma mais en réalité dafa baax te dinaa la wax leen et puis scientifiquement c'est prouvé garab bi li tax ma tuddee ko Iaform parce que acide hyaluronique bi ci nekk nga xam ni mooy base am dafay jox nit dafay tax nit ci fes yi ci gannaawam tissu yi muscle yi élastique ibbeeku volumineux yaatu mag am forme bi mu bëgg parce que dafa am viscosité élastique tey boo demoon tey di nga gis fii jigéen bu am xaalis dem Maroc wala dem Algérie wala dem France ñu defal ko injection ni ma la ko waxee woon pour paume ñu defal ko injection pour am ay fesses pour am ay gannaaw bu jekk bu rafet am ay hanches. am na sax ñuy def opération bi dañ ciy def booboo gën a bon boobu dañ ciy def ay caoutchouc dañ ciy def ay loo xam ne day nduru fes te du fees mais bële sax dañuy jël acide bi macrolane
pikiir ko nit ki fes yi daal di ñëw boobu loolu la même pikiir bi sax d'accord ma ci parce que ba pare foo nga toog ay 4 semaines 6 semaines di tëdd di nangam te bu dee garab bi 6 mois nga koy jël mais efficacité bi yaa ngi koy gis ci 6 premières semaines yi nga commencé gis ni ku jigéen ki moo ngi commencé am forme c'est-à-dire il y a forme ak expérience bi ma ci am gannaaw bi ma la waxee ni scientifiquement c'est prouvé ñii dem France ñii dem Amérique ñii dem fu ñu mën a doon lii lañ leen injecté man nag dama xool ci réew mii di Sénégal riche ci plante ma génne ci garab boo xam ni day jox nit ki forme da koy jox gannaaw gu rafet parce que yemul rek ci mu may ko yaram daf koy jox forme moo tax ma tuddee ko iya forme acide boobu ma wax ne nga xam ne am na protéine à 50%. Protéine xam nga ni mooy tabax yaram mooy tabax muscle yooyu bu ñu développé ci fes yi ci kii booleeg acide hyaluronique bi ci ne nga xam ne dafay indi viscoélasticité c'est-à-dire moo ngi mel ni ma jël lii Ibra lii ñu jël nii wala bu ma amoon beneen affaire par exemple lii pour mu am viscoélasticité mën na ne c'est-à-dire su ma jëloon lii ma tourner ko xam nga da nga jigéen gi dafa bëgg am forme fii dafa sew mën nañ ko def nii ba mu gën a rond ba mën a changer loolu acide hyaluronique bi ci tissu yi muscle yi daf koy yaatal ibbi ko mu rëy mu mag mu volumineux te bu ko jigéen naa ni 6 mois maximum te yi nga xam dañ leen di injecté day jekki-jekki ñu rës la ñu amoon day mujj ras du rafetati xam nga amoon di nga gis jigéen boo xam ne xëy na daa bëggoon am parce que problème choix la am na jigéen boo xam ne dafa bëgg am forme ci gannaaw moo xam ne bëgg ko mais ki ko bëgg ba pikiiru wala mu monté yooyu après quelque temps day yàqu kii nag dafa la koy jox lentement mais sûrement nit ku ko jël 6 mois parce que tout est naturel. tout est naturel boo koy lekk nga xam ne ay xob laa la jox amul lenn lu ci nekk amul sax xas lépp ay xob la gannaaw biñ ci defee mboq def ci sunguf waaw suuna sax laa ci def ma daal di ci composé nag li ma soxla ci protéine li ma soxla ci calcium li ma soxla ci acide bu doy ci jigéen ki bu ko naanee 6 semaines dina xam ne léegi kat forme moom day romb sax ñu ne ko yow léegi kat sa forme wala gën nga jeex su ko jëlee 6 mois dañu kenn dootu ko xàmmee ci kaw suuf parce que tellement sa forme iya forme day joxe une forme extraordinaire et naturelle. acide glycémique bi faw loolu am ci moo tax soo ko lekkee benn da nga naan dama koy jëndiwaat man jubluwuma nga jëndaat ko dama bëgg nga am appétit ba li ma la bëgg ni ma bëgg ku jigéen ki men mu men ko incha allah. sang bi ñu bàyyi la nga def sa tàggatoo sa kàddu yu mujj yi. waa kàddu yu mujj yi mooy sant sama xarit bi Ibra te di wax ni Sénégal Al Irshad li nga ci jublu ak concept bi nga ci am mooy nit ñi gindeeku yow nag sa laabiir ak sa mbaax ak sa xam-xam di nga déglu ñëpp mais boo paree yow boroom xam-xam nga te di nga bàyyi nit ñi analyser moo tax faw ñu xam sa concept ne yow li ngay def mooy sénégalais bi nga bëgg a jariñ léegi nag ñu ñaan ñun ñëpp ñu jariñu ci jotaay bi parce que nee naa la en réalité faj na ay junni sénégalais kon économiser na loo waa Sénégal des milliards ci ay garab yoo xamante ni dañ ko waroon utiliser c'est très important économiquement y a des gens des ay kilifa yu mag des intellectuels hors pair am na ñoo xam sax commencé nañ bind livre ci man ndax émission bi des intellectuels hors pair yoo xamante ni nii taxaw nañ Nations Unies taxaw nañ fépp parce que dañ ne Sénégal dañoo war a commencer yeewu ci jot na mais yeete gi nag ci Al Irshad parce que bi nga xamee ni musuma nangu wax ci affaire plante yi bi nga xamee ni yàlla dénk na ma da nga ma ko proposer dugg ak man ci àll defe naa ni si sa àll dëkk lañ koy defee waaw
àll nag bu riche boo xam ne sang bi am na ay équipe américain yoo xam ne jot naa benn document fan yi bu ñu def ay recherche génn ci mboolem xeetu plante yi te ci suuf su Ngexoox lañ ko defee ak li ko wër muy département bu Mbour. mais dinaa la wax leen man 80% plante yi may soxla Ngexoox ak Mbour laa koy utee seen àll boobu la ca nekk Sénégal xamuñu ko malheureusement gis naa fa ci jamono yu ñu fay dugg ay arbres ay plantes yu nekk en voie de disparition moo tax ministère de l'environnement xaw ma ban ministre moo yor loolu nañu xoolaat par exemple man waroon nañ xool ku mel ni yow mi dëkk foofu xam garab nga leen garab gii ak garab gii nañ ko gaawantuwaat nañ ko jëmbat nañ ko suuxat nañ ko protéger soo gisee may utiliser samay garab c'est très rare ma utiliser xas parce que xas day rey garab gi li may gën a utiliser léegi ñax xam nga li ñax la ak i xob moom boo dindee ci garab moom mu sëqat rek soo xamee noo koy dindee moo tax dañu ut ay nit yoo xamante ne dañ naan diw dama utal ñu xam ni doo dem sax ci marché boo xam ne kooku day dem daaneel lépp yëpp ay camion ñëw jaay cuug ci marché yi ku ne jaay déedéet dañuy wut ay nit kooku moom bu demee dina wut garab fa mu koy wut fa la dëkk dana ko sàmm bu paree jox la ko nga transformé ko itam économiquement itam war nañ ci bàyyiwaat xel ba gën a li ñu am sunu àll bi ñu gën ko protéger. ñu ngi lay sant bu baax sang bi yéen itam ñu ngi leen di sant bu baax foofu la ñuy jeexale seen émission Al Irshad ci école bu mag bi nga xam ne rek ubbi nañu ko muy université bi nga xam ni saa boo ko toppee saa boo ko dégloo bu bees nga xam ne xam-xam dong moo fi génn te dafay mel ni yaa ngi soog a seetaan Al Irshad ci àll bi ak li ci génnaat ci wàllu xam-xam ñu def ko ba mujj nekk li may faral di wax PAC muy prêt à consommer sëñ bi di leen ci accompagner nga xam ni mu ko waxee sànq ñu dem ba def ko benn label international nit ñi dañuy ñëw du ñu sax laajte sëñ Gora waaye dañuy ñëw laajte Bio-Kenya parce que seetaan nañu émission bi am luñ ci jariñoo loolu donc mooy suñu objectif Al Irshad mooy tawjihat orienté nit ñi ba ñu xam bu baax fan la ñuy jëm waaye seq ko ak borom xam-xam bii nga xam mooy sëñ Gora Seye di fi wax lu kenn waxul di fi yaatal lu kenn yaatalul ci wàllu xam-xam nga xam ni saa bu ñu seqee moom émission dañuy jàpp ni am nañu bind bu bees boo xam ne da leen di jëriñ pour toute la vie parce que bu leen fàtte ni chaque émission boo xam ne def nañ ko bu ñu commencé ba léegi après c'est sur YouTube mun ngeen ko seetaanaat à la commande ngeen mën ci jàngat mën ci jariñu bis bu yàlla sàkk mën ngeen a xoolaat vidéo yi di ci jariñu bu baax parce que xam-xam dong lay génne sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax encore une fois ndax itam du borom xam-xam kese waaye collaborateur la xarit la soppe la xeebul benn idée xeebul benn xalaat te yàlla xam na ni xalaat boo ko jox wala idée fekk na am na ko te mun na ko itam expérimenter waaye xeebul benn xalaat di collaborer di liggéey te lépp tegu ci wàllu xam-xam ñu ngi koy sant bu baax wax dëgg yàlla émission bi daal sang bi sa émission la espace bi sa espace la parce que li fi génn ci communication ci wàllu école génnul ci faneen ñu ngi lay sant bu baax wax dëgg yàlla parce que suñu fierté la ñu ngi leen jox dox daje incha allah aljuma bii ñu dëkkmal salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.